jërë ngeen jëf ci ànd bi ak télévision Futur Média ñuy jéggalu bu baax a baax nag ci yeex a tàmbali gi ci xibaaru digg bëccëg beeg ponk yi ca gën a fës bokk rek ci poste premier ministre bi ñu nam indi fii ci Sénégal indiwaat ci Sénégal nag ñi nga xamante ne nii ñoom ñoo fare ci kujjeeg politique gi di député yi nag ñoom ña nga koy naqarlu ndax ñoom sax ci seenu gis-gis nag président Macky Sall daal day nekk rek fi mu ne di làmbatu xamul fu mu jëm. ñi fare ci majorité bi moom jàpp nañ ni président Macky Sall li muy def xam na ko bu baax a baax lu soxal loolu ba tey jëruñ ji dénk wàlluk yoon di maître Malick Sall moom it ma nga cay yàbbi la mu wax nag moo di ne président Macky Sall xam ngeen ne am na lu koy xaar ci bopp mbootaay gi ëmb réewi Afrique yi di Union africaine googee nga xamante ne war na ko jiite kon benn fan lu ko tàmbalee benn fan ci weeru janvier bi ñu dëkkmal kon liggéey ba dana diis koo xamante ne faaw nag mu am ci loo xamante ne nii da koy sas ñeneen def ko beneen ponk ci biir xibaar yi ñeel loolu ba tey Burkina Faso moom seetlu nañu ni démb ñoom la ñu daal di tabb seenu njiituk jëwrin waaye nag wàllu kaaraange ga dafa nekk loo xamante ne faaw ñu dooleel ko foofee ca Burkina Faso ndax bari na lool lu ñu fay amal ay cong mu tukkee nag ci fipp ya président Macky Sall moomu sax ñuy wax léegi ñu ne nag ci dossier boobu tamit ñu ngi ko fay xaar ndax it Burkina Faso ñàkkub kaaraange ga dafa tar loolu ganuk tey gi Maguette Gueye la jiite association Max Deux Roues ñuy waajal nag bëccëg bi nga xamante ne dafa jëm rek ci ñaax askan wi rawatina ak ñiy jëfandikoo deux roues yi ñuy takk casque di sàmmonteeg code de la route yi loolee dafa nekk loo xamante ne dafa jéggi dayoo ndax bakkan yi rot ci tali bi ci ndaw ñi bari na ndax booy xool sax ci accident yi nee ñu téeméer boo jël fanweer yi ak juróom deux roues yi la wàllu caada dinañ ci sëgg tamit wax ci wàllu aar bi yoon ak parcours 2021 bi nga xamante ne nag kon tàmbali nañu ko ci Ndakaaru dana wëy nag booy xool ba daanaka rek njeexitalu weer yële ñu dëkkmal mu nekk ay xew-xew yoo xamante ne liñ ci jublu rek mooy gën a fësal wàlluk aar wàlluk caada fii ci Sénégal ñu ko amal nag di acteurs culturels yi fas yéene amal ay exposition ay vernissage Ibou Diouf demoon na ci ab vernissage boo xamante ne ni nag amaloon nañu ko fële ca village des arts ñu dinañ ci ànd ak Ibou Diouf ci kanam tuuti lay doon bu jeexee daan ci toftal xëccu njëkk yu yéenekaay bu ngeen taaxirloo tuuti ñu faram fàcce xibaar yi. jàmm ci xibaaru marax mi ni ñu ko waxee xibaaru digg bëccëg bi may jéggalu ni ñu ko waxee woon ci ndoxteel yi ak premier ministre poste bi ñu fas yéene nag kon indiwaat ci Sénégal député yi nag bari na ci ñoo xamante ne seen gis-gis wute na ti ñi fare ci ku jigi moom dañu jàpp ne Macky Sall nag fi mu ne nii daal dafa mel ni rek kuy tànn ceeb xamul fu mu jëm noonee la ñu gisee député yooyu ñi fare ci majorité bi jàpp ni président Macky Sall lu muy def lu nekk nag xam na ko ndax poste premier ministre dafa nekk poste boo xamante ne poste bu am solo la Pape Fara ñi nga moo taataan seeni kàddu démb ci pencum ndaw mi réew mi mu ànd ci ak Jafara Ba. ndax attan nga réew mi moom mu ne attan na réew mi dindi poste premier ministre ne mën naa gàddu lépp liggéey bi premier ministre mu waroon a def ak bi muy def mën na koo boole nun ñu maandu ca ndax lan ca maandoo mooy d'accorduñu woon ñu dindi poste premier ministre ndax xamoon nañ ne attanu ko tey jii nag su demee dem ba sës ñëwaat dellusiwaat ne la ma defoon mënatuma ko attanatuma ko nañ ko soppi kon nun bu boobaa amuñ ca lenn luñ cay wax lu may delloosiwaat na mbir ma fa mu newoon ndax mënu la dem. Qu'est-ce qu'il faudrait retenir du président Macky Sall? lan la ñu mën a jàpp ci président de la République ndax nag dafa ne moom amul temps dafay jiite poste bu Union africaine ba mu amee temps sax defut dara fii ci réew mi kon nag jamono ji dama yërëm bu baax a baax Sénégal yi ndax crise bi dafa gën a métti ndóol mi gën a tar dara defu ko fi wax dëgg yàlla yërëm naa Sénégal ndax situation bi dafa gën a catastrophe te jamono ji nee na amul temps day seeti leneen. Vraiment j'ai pitié pour mes compatriotes. waaw am na njariñ ndax président de la république lépp lu muy def pour Sénégal da ciy jiital njariñ ba pare biñ ko joxee réew mi joxaat ko mu bëgg nag lépp lu muy def mu gaaw ndax Sénégal moo tolloon foofu moo waraloon mu ne dafa bëgg a jàkkaarloog ay ministre am directement liggéey ak ñoom pour def fast track su toogaatee tey jii ba teg lépp ci raay bi tëral programme yi nga xam ne moo soxal Sénégal yu bëri
mu jàpp ne c'est nécessaire mu àndaat ak premier ministre ñun dañ ciy ànd. parce que premier ministre du lu ndaw parce que ñun dañu jàpp ni président mënul nekk fépp mënul combattre sur tous les fronts su tayee ñu ne enseignants yi su subaa ñu ne baykat yi subaa ñu ne médecins yi bu gannaaw subaa ñu ne justice bi donc nekk fépp yàlla kese moo ko mën et bu ñu premier ministre ñëwaatee xëy na dina ko jàppale ci yenn tâches yi ci coordination de l'action gouvernementale. mu ngoog maître Malick Sall sax ñu dénk ko wàllu yoon fii ci Sénégal mag moom noonu sax la gisee ndax jàpp na ni poste premier ministre boobu mu dellusi dafa jaadu ndax président Macky Sall dafa am lu koy xaar liggéey bu am solo ci bopp mbootaay gi ëmb réewi Afrique yi di Union africaine mu war koo jiite lu ko tàmbalee benn fan ci weeru janvier ñu teewlu ko moom jëwriñ jooju ci micro Pape Fara Ñing. mu constaté ci élection bi demande sociale bi dafa fortoon. Donc mu ne kon pendant cette période-là dana dindi premier ministre pour que moom mu mën a liggéey directement avec chaque ministre pour mu bañ a am ay retard lu mu waroon def na ko def ba pare xam nga dafa mel na dama jox benn exemple dafa mel na que dafa jël raay yi pare ma jox exemple rek terre bi. boo defee teer. Burkina Faso moom démb la ñu tabb seen njiitum jawriñ réew moom nga xamante ne xam ngeen ni ñàkkub kaaraange ga dafa tar lool ci seetlu bari na ay song yu ñu fay amal te lu ca bari nag fipp ya ñoom ñoo koy def kon tey yi mu jaadu nag ñu xool daal nu ñuy fexee ba kaaraange ga daal fay dellusiwaat ñu bari sax danoo gàddaayee ci réew moomu toll nañu million ci doomu aadama yu ñu ne bàyyi nañu seen lépp ca Burkina Faso ngir seeti fu ñu daw làqatu ji président Macky Sall tamit ñu koy xaar ci dossier boobu wax nañu ko moo fas yéene jiite Union africaine lu ko tàmbalee benn fan ci weeru janvier Marcel Maroun ci leeral. ay fan yu néew gannaaw démission Christophe Dabiré mi fi nekkoon premier ministre gouvernement Burkina Faso am na jiit bu bees mu di Lassina Zerbo moom nag li ko gën a soxal fu mu nekk nii doon li ñuy xeex terrorisme ci boobule réew mi nga xamante ne 1,5 million nit jot nañ fa jóge ndax ñàkk jàmm. Il a été le secrétaire exécutif donc nekkoon na fi secrétaire exécutif organisation traité ci wàllu essai nucléaire mu di benn personnalité bu xarañ ci mbiru diplomatie scientifique waaye tamit benn personnalité bu bëri expérience te gëm nañ ne am na ay compétences gëm nañ ne moom moo ñu mën a génne ci situation bi. Nous croyons fermement qu'il est l'homme de la situation. ginnaaw premier ministre burkinabé bu bees boobu keneen ku ñuy xaar ci wàllu kaaraange ci zone Sahel bi mu di président Macky Sall mi nga xamante ne dina nar a doon président Union africaine ci weeru janvier bii di ñëw. Nous pensons qu'il est celui-là qui a même. yaakaar nañ ne moom mooy ku mën a porter débat bi ci plan international ak ci biir continent africain bi yàgg na sànni ay message ci wàllu solidarité ak cohésion ngir dëkk yëpp mën a fexe ba porter combat boobu yenn dëkk africain yi nag waruñu xaar danger bi yegsi ngir ñu mën a riposter. Que les États, notamment les États côtiers, n'attendent pas que le danger soit à leur porte. samedi bi réew Burkina Faso da doon célébrer juróom-benn fukk ak benneelu anniversaire am gannaaw bu mu amee indépendance fii ci Dakar ambassade Burkina Faso daal di commémorer boobule événement mu ne woon événement bu simple comme ni ko gouvernement Burkina Faso daal di laajee ngir rendre hommage ñi nga xamante ne jot ne na daanu ci combat yooyu leen di boole ak terroriste yi. Marcel Farba Maroun ñu koy jaajëfal bu baax a baax directrice générale bu FMI nag mi ngi amal ab tukki nemmeeku fii ci Sénégal muy Christina Géorgie moom nag mi ngi rafetlu bu baax a baax nee na président Macky Sall ak it taxawaay bi nga xamante ni am na ko ci koppar yi nga xamante ne nii dañu koy jagleel réew yi di fonds yi ñu war a jot nag ngir mën a wëyal seen liggéey moom mi ngi xamle sax ne ci téeméeri milliards de dollars yi nga xamante ne nag sàkku nañu ko daanaka juróom-ñetti millions de dollars yi Sénégal nag kon joxe nañu ko loolu nag mu nekk loo xamante ne lu am solo la waaye leneen li ko gën a yéem ci réew mi nee na nag taxawaay bi nga xamante ne am na ko ci mbas mi te ndax tey gis nañu réew yu bari tey seenu koom dafa sooxee ndax mbas mi kon Sénégal mënees naa jàpp ni exemple la ci réew yi dañu ci ànd ak Aminata Mbaxe Sow Amadou Ba ci leeral.
directrice générale bu Fonds monétaire international di rafetlu bu baax a baax taxawaay bi nga xam ni Sénégal taxaw na ko ngir résilience économique moom mu jàpp ne njiitu réew mi di président Macky Sall am na taxawaay bu am solo tamit ngir dëkkub Afrique yi ñu daal di leen jox li ñuy duppee fonds de tirage spéciaux. dama bëgg delloo njukkal njiitu réew mi président Macky Sall ndax sa leadership bi ngay wone fii ci réew mi rawatina itam ci Afrique yow ci sa bopp nangu nga ne wàllu koppar yi FMI di joxe ci réewu Afrique yi tolloowul ba tax na nag yaa ngi def kéem kàttan ngir ñu natt lu ci tolloog $1 milliard ci ay dollars réew yi nga xamante ne ñoo gën a am dëgër laay ñu jàppale réew yi ko gën a soxla bu baax. ci fàttali Sénégal bokk na ci dëkk yi nga xam ni bénéficier nañu ci fonds de tirage spéciaux boobule ndaxte toll na ci $1 milliard boo xam ni joxoon nañ leen ko waaye njiitu réew mi jàpp ne effort yi dafa war a continuer. Si je prends l'exemple su ma jëlee exemple ci yenn instrument yu FMI daal di développé fii ci réew mi ci diggante 2020 ak 2021 Sénégal am na ci $1 milliard ci ay dollars te loolee bokkul nag ak droit yi mu am ci tirage spéciaux yi nga xam ne yóbbu woon nañ ko ba ci $450 millions loolee nag ngir natt solo si nga xamante ne support boobu am na ko ak impact bi muy am ci koppar yi nga xam ne dugal nañ ko ci plan de résilience économique et sociale bi fii ci réew mi nga xam ne yóbbu nañ ko ci $1 milliard ci suñuy koppar. $1 milliard de francs CFA. effort yooyu la ñu jàpp ne lu war la ndaxte fi mu toll nii dëkk bi dafa bëri ay menaces bokk na ci Covid-19. politique d'inclusion sociale yi man jàpp naa ne ñoom ñëpp dañ leen war a gën a dëgëral ndaxte jamono ji dañoo am njàqare ci lu jëm ci njëg yi nga xam ne ñu ngi yokk te soxal matières premières yi lu ci mel ne pétrole yenn denrées yi sax wala yenn services maritimes yi te loolee yëpp di am yenn gàllankoor ci suñu wàllu koom. FMI dina def kéem kàttanam ba yokk bu baax a baax ndimbal yi muy def ci wàllu réewu Afrique yi naka noonu itam dinañu indi beneen plan de résilience bu bees boo xamante ne dina tax réew yëpp gis seen bopp. visite bi nga xam ni directrice générale bu Fonds monétaire international amal na ko fii ci Sénégal moo di ñetteelu yoon bi nga xam ni amal na ko fii diggante 2019 jàpp 2021 loole mu jàpp ni day wane ne rek confiance bi nga xam ni institution financière mondiale boobule am na ko ci dëkkub Sénégal. Aminata Mbaare Sow lay jaajëfal bu baax a baax Innocent Sène Tate Ndiaye nag moom mi ngi sàkku rek ci syndicat jàngalekat yi nag ñu def seen kéemtalaay kàttan rek ba grève bi daal ñu ne ko tegg ci suuf te jiital waxtaan wi ndax loolee mooy lu am solo moom mi jiite au conseil bu dialogue social mu teg ci ni nguurug Sénégal nag mi ngi def ay jéego yu am solo ci wàllu woowee te solo si mooy fexe tey ba mboolem poñ yi ñi sàkku daal ñu indi ci saafara kàddu yi ca Fatick la ko yëkkatee moom Innocent Sène Tate Ndiaye dénk ko sunu naataango Aminata Goudia bi ñu teewlu ko. mangook ñuy jéggulu rek muy Innocent Sène Tate Ndiaye bu dee élément bi yemm na mënees na ko seeti ca diwaanu Fatick la bi muy teewee ji rek benn karawaan boo xamante ni mi ngi jëm nag ci xiirtal daal syndicaliste yi kon ñu fexe rek ba indi jàmm te it waxtaan ba déggoo ci poñ yi du ñàkk di ngeen ko am ci suñu xibaar yi ñu dëgmal ñu des ba tey ci wàllu njàng meek njàngale mi yegg ba diwaanu Matam ak yenn ci ndongo yi nga xamante ni ñoom it dañoo bankoon seen yoxoo ca njàng ma ne duñu jàng di grève li ko waral bokk na ci anam yi ñuy jàngee nag ñu jàpp ni daal mënees na ko gën a dooleel jëwriñ ñu dénk wàllu ko yoon nag fexe na ba ay daara foofee ca Matam jotee ci table banc ak it daamar boo xamante ne mën na leen a dimbali ci wàllu dem bi ak dikk ba yemu ca am na ci ay soxna yoo xamante ne jagleel nañu leen ay moulin à mil di machine yooyu nga xamante ne mën nañu koo jëfandikoo ngir ci li ñuy yëngu rawatina ak bu ñu bëggee wàllu mel ni dugub ak loolu Ali Bandel ña ca diwaanu Matam. ci waxtu wi nga xamante ni ndongo yaa ngi wéy du beddeeku salle de classe yi di ñaawlu anam bi ñu ne noonu la ñuy jàngee ci l'école yi ndongo yi fare ci dëkkub Dancadi moom mun nañu nooyi bu baax a baax ay table banc yi ñu jagleel école élémentaire yi ak benn bis mu di li nga xamante ni joriñ gi yore wàllu justice ci maître Malick Sall moo ko baaxee gox bi lee
ministère dafa xaw a sori si dëkk bi te doléance xam ne bu yàgg bi ñu fi defoon neewoon na ko incha allah dina ko def moom bu waxee dara daf koy def te kii du bulet yàgg na ko def gis ngeen bis bi andi na ko nga xam ne pour élèves ñu fi di jógee dëkk bi dafa xaw a sori à peu près 2 kilomètres di dem di jàng si xam ne avec la chaleur la forte canicule xam nga kooku c'est trop difficile parce que gis ngeen tracteurs yi si la bokk gis ngeen table banc yi écoles yi yëpp nga xam ne fi ñu mën a toog di jànge moom moo gën a manqué fii c'est dans la commune. naka noonu itam jigéen ñi nga xam ne ñoo bokk ci dëkkaan yu ndaw yu wër commune bu Ogo sax woon na ndimbal ñoom it seen woote ga waa ji dégg na ko nde ay moulin à mil ak i ay tracteur li nga xamante ni jébbal nañ leen ko. waaw ñu koy wol mais c'est xam nga boo ñëwee si dëkk xam ne ñun ñi nu ñu mën a sonn leneen yeewu 6 heures du matin di liggéey ba ay 22 heures 23 heures nga andi leen benn moulin à mil nga xam ne ñoom nañ au moins féex kooku lu baax la te village yi ñoo ko laajte ay demande la moom du yëg benn jour rek di ko def ay demande la demande bi gars yi ñoo koy laajte mu leen koy defal donc nag gars yi lu ñu laajte moom la leen di defal gars yi ñoo soxla moulin te moulin bu leen ko andil jigéen ñi ñëpp dañu noppaleku incha allah. Maître Malick Sall di wéy kon di gën a fës ci ay action sociale ci département bu Matam bi nga xamante ni lu yàggul dara la daal di rénover service soins internes bu hôpital bu Ourossogui. ñu wax rek ci gaal yi ci Sénégal xam ngeen ni am na ci gaal yoo xamante ne tey dugg ca wóorul kon li jaadu mooy fexe daal ba gën a yeesal parc gaal yi fii ci Sénégal loolu moo waral kër gi nga xamante ne nii moom mooy yëngatu ci lépp lu soxal wàllu jumtukaay ak it réparation navale daal di taxaw ci lu ni mel ñu ne nag bëgg nañu daal fii ak atum 2022 ñu defar nag ay junni ci gaal su ko defee nag ñoom nappkat yi dootuñu jànkonte la ak ay jafe-jafe CIRN ak FONGIP am na lu ñu xaatim loo xamante ni nii daal ba ñu ko xaatimee ba noppi yëkkati nañu 1 milliard ci suñu koppar ngir mën a tàmbali liggéey bi ab séminaire amal nañu ko ca Mbour Abdourahmane Diallo. ñuy yëngu ci wàllum napp gi daal di amal ab lël ñaari fan loolu rek ngir waxtaanee gaal yu bees yu nguur gi fas yéene tàmbale. gaalu fièvre de verre yi du suux ça veut dire que day toujours day tëmb. même su këpp woon sax day tëmb te loolu dina permettre nga xam ne su këpp woon ba tëmb sax yow di nga mën a toog ci gaal gi di xaar ku la ñëw jël si beneen bi tamit gaal yooyu ñoo gën a gaaw ñëpp xam nañ ne actuellement gàncax bi dafa laaj ñu koy sécuriser surtout la forêt de Casamance est en train de disparaître te loolu mënatul continuer donc et puis tamit il faut que ñu ànd ak jamono suy dox géej gi di gën a métti géej jën bi di gën a sori il faut que tamit pêcheurs yi am ay embarcation yoo xam dina leen permettre ñu mun a egg fa jën ba nekk mun a pêcher am rendement. fi mu ne nii nag usines yu bare léegi ñu tàmbale seeni liggéey loolu rek ngir ñu mën a am gaal yu bare soppi yeneen gaal yi fi nekk. am na ay entreprises yoo xam ne créé nañ ko ba commencé nañ di produire ñaari entreprise actuellement ñu ngi produire am na yeneen ñaar yoo xam ne fii ak 2 mois tam dinañ commencé produire. ñu yëngu ci wàllum napp gi doon xamle ni gaal yu bees yooyu dañu cher waaye ginnaaw convention bi nga xam ne am na diggante SIRN ak FONGIP gaal yi léegi ku ci bëgg mën na cee jot. à travers ce 1 milliard là lu mu tuuti dinañ accompagner 200 pêcheurs Sénégal pour ku nekk nga am sa gaal. loolu am na solo. ñu yëngu ci wàllum napp gi rafetlu waxtaan yooyu ci ñaari fan yooyu sax ñoom it ñu daal di xamle luy seen mbébét ak seen bëgg-bëgg ci gaal yooyu. ñu koy jaajëfal bu baax a baax Abdourahmane Diallo ca Mbour waxoon nañ ko gan gi tey Maguette Gueye la sos mbootaay gi ñu duppee nag association Max 2 Roues ñuy waajal ëllëg nag ak bëccëg boo xamante ne jëm na ci ñaax askan wi rawatina ak ñiy jëfandikoo 2 roues yi ci colluk casque yi waaye tamit mooy tundiku tali bi sàmmonteeg code de la route muy lu am solo maa ngi lay nuyu bu baax a baax Maguette Gueye. oui maa ngi leen nuyu di leen remercier ci invitation bi. mangoo ko ëllëg wax naa ko léegi di ngeen fas yéene jublu rek ci bëccëg boo xamante ni ci ñaax ngeen fas yéene sëgg waaye balaa boobu dama bëgg rek nga dellusiwaat balaa ñu dugg ci bëccëg bi dellusiwaat ci solos tomb ëllëg bi ndax dafay am solo lool ñu di ko wax ndax tey bu ñu nee rek accident de la circulation xayma bi giñ ci def gis nga ko nee ñu téeméer boo jël ci accident yi fanweeri yaak juróom 2 roues yi la kon mu mel ni fii ci Sénégal tolluwaay bi jéggi na dayoo. waaw Sénégal mën nañ comme ni nga ko waxee rek tolluwaay bi jéggi na dayoor moo tax saa su ne il faut que ñuy waxtaan ak ndaw yi ñi nga xam ne ñu ngi utiliser moyen de déplacement yi nga xam ne scooters yi la pour 2 roues yi. di leen wax tamit di waxtaan ak ñoom di leen wan danger bi di leen wan tamit importance bi nga xam ne am nañ ko ci solum casque bi ak respect code de la route bi.
solum casque bi moom dafa mel ni daal saa su ne dañuy sëgg ci noppi nit ñi di ko wax waaye yaakaar naa dafa mel ni daal nëgëni ba nëgëni nit ñi dañ koo farataalut lool de. waaw solum casque bi moom ñu bëri farataaluñu ko mais tey tamit bon journée yu mel ni bi ñu ko defee itam pour wan leen tamit importance bi la surtout waxtaan ak ñoom. parce que nit ki itam lu mu farataalu rek. boo ci waxtaan ak ñoom wan ko importance bi dina xam tamit njëriñ bi. parce que deux roues boo daanoo li ci gën a metti mooy tey boo daanoo te solo casque moom fa la problème yi di gën a méttee. accident moom mën naa mënta ñàkk mais tamit jël sa matuwaay yëpp pour bu amee. nga mën see am chance yu bari pour mën cee génn. d'accord dinañ wax ci bëccëgu suba gi ak it xëy na ci yeneen ponk yoo xamante ni di ngeen ci àddu balaa boobu yow noo jàngatee accident yi lan nga jàpp ni xëy na moom moo ko sabab ndax tolluwaay bi wax naa ko nekk na loo xamante ni yéeme na daanaka ñi ci faatu ñaar yi ñu ci bari ay ndaw lañu te boobu ba nëgëni ñi ngi nekk di wax waaye ba nëgëni taxut mu dellu gannaaw. waaw accident yi moom li boo xoolee lu bari ci deux roues la parce que tey buñ ko jàngatee dañ naan ñii di dawal deux roues yëpp ñu ci bari tey peut-être ci code de la route bi deux roues peut-être amu ci benn impact bu rëy parce que tey boo xoolee ci kaw tali bi amul benn yoon boo xam ne borom oto yi xam nañ ne fii ci diggante oto yi moto yi ñoo fiy jaar. loolu tamit bokk na ci li gën a yokk accident yi parce que tey tamit oto yi day nekk gauche borom moto yi dañuy jaar gauche di jaar droite di wër fu ne yooyu itam bokk na ci li indi accident yi lu ko gën a bari. ak tamit anam bi nga xam ne tey deux roues yi ñu ngi ko yor tamit amuñu benn këyit di nekk ci kaw tali bi tamit amuñu permis amuñu benn këyit loolu tam bokk na ci li gën a tax tamit accident yi gën a farlu. waaw parce que yàkkamte gi man li may yéem sax mooy léeg-léeg xëy na da ngay gis embouteillage am oto yi taxaw mais ñoom yàkkamte nañu yàkkamte goo xamante ne jàpp nañ ne xëy na deux roues ndaw na ba daanaka fu seen bët gis rek maanaam lu seen bët daal lu mu leen may lu ne jàpp nañ ne mën nañoo jaar ci digg ba jàll te loolu yépp itam dafay indi ay gàllankoor. waaw yooyu yëpp bokk na ci li indi gàllankoor tamit ci deux roues parce que deux roues tam boo gisee mën nañ ne boo ko jëlee tam c'est pour que bu embouteillage amee yow nga mën a jaar ci diggante oto yi la. pour gën a mën a yegg fi nga jëm. mais tey comme li ñu koy waxee rek boo xoolee tey borom oto yi tam bàyyi ñu xel ci deux roues yi. te tamit ni ñuy taxawee ni ñuy positionné. loolu tam tax na borom deux roues yi fu ñu gis rek mën xalaat ne mën nañ jaar gauche wala droite léegi nag sensibilisation bi tamit yooyu lañ mën a yee pour nit ñi mën a xam ne tamit seen bakkan la ñu yor bu nekkul tali bi tamit nekkul bërëb boo xam ne tamit voilà mën nga ci dawee nu mu la neexee. parce que yow tamit booy daw am na say morom yu nekk ci kaw tali bi voilà foog ñu gën a moytu yooyu yëpp pour ñaax leen daal. ñaax leen tali bi comportement bi ñu war a am te tamit métit bi buy jógee ci ñoom lay njëkkee ñu mën a xam ne li ñu yor ni itam du fooykaay parce que bu ñu ko yoree ñu ngi seen bakken tamit la ñu yor ak tam ñi nga xam ne ñu ngi ci kaw tali bi di dox pour ñu gën a mën a yeewu ci loolu gën a mën a def attention. lu jëm sax ci casque yooyu ñu doon wax léegi ndax casque yi dañu seetlu ni xëy na gis nañu ne bari na waaye léeg-léeg ñu xel ñaar ndax casque yi yëpp am na qualité ak yooyu est-ce que wàllu casque yi tamit ñi ngi ciy def taxaw seetlu. waaw loolu tamit lu am importance la parce que tey boo xoolee tamit bon nit ñi tamit fii pour nga mën a pour ñu yor deux roues yi mën a jënd yenn matériels yu baax yi tam yombul parce que tey tamit amuñu yenn facilités yi wala amuñu yenn structures yoo xam ne ñu ngi fii peut-être mën a être reconnu par l'État di mën a jaay yenn yi pour mën a tey loo xam ne mënoon na jar ci ëllëg 100 000 francs ci biti bu duggee ci biir dëkk bi ñu ko fi produit fii wala ñu ko fiy teg mu mën a anu ci Sénégalais yi ci 20 000 francs wala ci 30 000 francs. moom maximum ñaata la sax casque yi wala prix yi dafay varier selon qualité yi ma wax aussi. prix yi day varier selon qualité yi mais benn casque bu baax minimum boo defee benn 25 000 30 000 ba 35 000 war nga mën a am casque boo xam ne waaw mën nga koo sol. tamit pour mën a protéger wu loolu tamit borom deux roues am nañ ci pas de responsabilité parce que boo jëndee moto boo xam ne tamit jar na 200 000 wala 300 000 war nga mën a jënd casque boo xam ne tamit anoon nag vraiment li nga xam ne moom moo ànd ak deux roues mais loolu yëpp ñàkk xam la rek parce que tey boo gisee tamit depuis Covid bi mu ñëwee ñu bëri bu ñuy dawal wala bu ñuy dox dañuy soli seeni masque parce que jàpp nañ da nga gis borom deux roues solu casque sol masque alors que jàpp na ne masque bi peut-être mën na ko sauver at vie am mais jàppul ne tey casque boobu mu solal tey moo ko gën a mën a indil problème loolu yëpp ci ñàkk xamel bi tamit la bokk. beneen fee tamit bëgg naa ñu waxaale ko ci ak porox ndollu la sax nag ngir ñu tuddaale ko ci muy ba tey borom deux roues yi ndax bu weesoo jafe-jafe yi ñuy wax ci wàllu accident yi jafe-jafe yi ci wàllu càcc yi muy vol à l'arraché boobu nga dégg ñaare ñu koy def borom roues yi bu ñu këfee ba noppi daw te daanaka du mujj fenn sax du ñu leen jàpp gis nañu ci sax nag ay accident ndax am na ci accident bu tragique boo xamante ne benn borom deux roues la woon dafa sàcc daw mais muccul ndax oto ko dafa daw oto fel ko mu ñàkk ci bakkanam ak yooyu donc autant de risques yoo xamante ni mi ngi ci te ñooñu nga xamante ni ñooy daw sax est-ce que am nañu tey ay immatricule ak yooyu loo xam ne mën nañ leen koo ràññeek yooyu. waaw loolu tam bokk na ci problème majeur parce que tey boo xoolee moto yi
pour ñu mën a am numéro pour ñu mën leen identifier. boo demee service des mines c'est entre 6h et 7h du matin la ñuy def mutation moto. bu weesoo loolu benn moto duñ ko muté. c'est-à-dire que 6h wala 7h du matin nga bëgg si jàlle 70 moto ak moto yi nga xam ne ñu ngi nekk Sénégal yëpp di daw je pense que loolu tamit lu jar a xool la. parce que tey agression yooyu ñuy wax boo xoolee àdduna bi yëpp problème yi gën a rëy yi am sax boo xoolee si 2 roues lay jógee même président tey bu bëggee génn bu bëggee gaaw ay moto ñoo koy jiitu pour mu gën a mën a dem. mais tey bu ñu bëggee xëy di jàpp borom 2 roues yi alors que xooluñu ban problème la borom 2 roues yi am pour mën a am ay numéro parce que tey bu ñu leen facilité ñu mën a am ay numéro dinañ leen mën a identifier nit bu defee dara di nga mën a xam ne numéro bii de moo defoon lii boo gisee ko xam ne amul numéro sax dina nekk benn personne boo xam ne nekk benn personne suspect mais bu ñëpp booloo si benn mbuus ñii mënuñu am numéro bëgg nañu am numéro ñii nga xam ne dañuy def ñaawteef du ñu wut ay numéro kon ñoom ñëpp ñooy boole si benn. dañ leen ko yombalul daal. non am numéro moom yombul tey pour nga mën a jël sa scooter tey boo xoolee douane daal moo yomb parce que ñoom trouvé nañ benn solution boo xam ne boo yoree sa moto mën nga dem nga fay douane nga am sa kayit léegi kayit boobu mën nga ko am si benn fan mais tey boo amee kayit boobu pour dem nag ut mutation loolu c'est tout un calvaire pour ñi nga xam ne ñoo yor ay 2 roues pour ñu dem muter seen moto c'est tout un problème te tant que tamit moto yi muter wuñ leen problème mu agression yi ak problème yi nga xam ne mooy yi ñuy wax vol à l'arraché yi pour ñu régler ko dina doon lu jafe parce que déjà il faut identifier ñi nga xam ne yor seen i 2 roues déjà identification bi dina mën a facile pour au cas bu ñu defee accident pour ñu mën a am assurance mën a wut yu bëri mais loolu la ñu yombalul tey ministère du transport mayoon na fi 1 mois de mutation gratuite mais pourtant kenn yëgu ko borom 2 roues yu bëri man mii di wax ak yéen bi muy jeex laa ko yëg yëguñu woon ne am na mutation gratuite alors que ña ñoo si bénéficier mooy courtier yi nekk service des mines da ngay ñëw ñu wàññi la jël xaalis def seen poche alors que doxal nañ ci loolu ñun dañuy ñaan nguur gi mu ñu gën a rapproché aussi ñun ñu mën leen wax suñuy problème mën nañ tamit ñu booloo pour mën a régler problème bi parce que mën nañ leen si jàppale lu bëree bëri parce que ñun ñoo nekk ci biir mën nañ leen ci wax yan difficulté lañ am ñu mën ñu see dimbali ñu mën a régler problème bi une bonne fois pour toutes parce que jeunes yu bëri tey ñu ngi gën a dawal 2 roues léegi 2 roues dem na ba mi ngi commencé bokk ci culture sénégalais ba pare à côté sax dafa dem ba léegi dafa bokk ci commerce bi parce que mënuñu wax 2 roues yi aussi te duñu wax cag-cag yi ndax cag-cag yi aussi à côté 2 roues lañu te itam ci seen liggéey boobu xëy na ci la ñuy mën a satisfaire seen i besoins donc ci la ñuy daan seen doole loolu également dafa laaj réglementation ndax tolloon nañu fii ay jamono gis nga fantasiro bi amoon ci diggante 2 roues yi ak taximan yeeg yooyu xiiro beeg ŋaayo bi kon mu mel ni ñoom aussi xëy na il faut que tamit ñu nangu ni xëy na ci société bi la ñu bokk waaye loolu yëpp pour mu sotti il faut ñu yoonal réglementation dafa am solo. waaw réglementation boo xoolee milieu wu cag-cag livraison yi am na mooy c'est-à-dire que tey pour mën ko def il faut nga am benn licence instant yi sax ARTP ñu ngi ci ay réunion ni pour mën a régulariser secteur bi parce que tamit bu continuer nii rek anarchie dina am problème bu rëy dina am ci dëkk bi ñu ngi ciy waxtaan entreprise yi nga xam ne ñoo ko war a def dañoo war a am licence mais tey itam boo xoolee comme li ñu wax rek problème bi bu ñu ko gaawul ta régler dina dem ba toll foo xam ne pour ñu régler ko problème parce que jeunes yëpp bu ñu ci commencé liggéey di si suturloowu di régler seen problème boo bëggee xëy tere leen ko wala bëgg xëy dindi ko ci dëkk bi dina doon loo xam ne dina jafe lool parce que dëkk bi tamit bon metti na daal il faut que tamit ñu xool ku nekk nan nga si mënee gis sa bopp il faut que ñu rapprocher comme je dis tout le temps des acteurs bu ñu ñëwee ci ñun dinañ xool nan la ñuy ànd ak ñoom parce que ñun ñoo nekk ak jeunes yi ñun ñoo nekk ak ñoom dinañ mën a wax problème bi fii la nan lañu mën a liggéey ensemble réguler secteur bi pour nga xam ne dina gën a mën a dem parce que problème mu léegi moto yi tamit bu livraison bëri ñuy commencé yëpp ñi di leen yóbbu boobu mooy dina nekk nag beneen problème parce que bu ñu commencé di yëpp ñi di leen yóbbu alors que amuñu ay këyit voilà boobu 2 roues yi ñoo mujjoon di yàpp nit ñi di leen yóbbu léegi nag nit ñi commencé nañ si jël habitude boo demee si arrêt yi di ngeen gis ñu taxaw commencé nañ yëpp ñi di leen yóbbu te boo xoolee bu ñu leen yëpp leen yóbbu fekk amuñu assurance amuñu këyit ki ñuy supporté solu casque exactement dégâts yi dina gën a rëy kon man je pense que moment bi toll na foo xam ne comme mi ngi soog a tàmbale nañ teel a toog waxtaan trouver ay solution exactement nan la ñu mën a régler problème bi waxtaan ci bu baax a baax jot nañu tamit rencontrer le directeur du cabinet du ministre boo xam ne wax nañu vraiment que ñu ngi ci ay textes ñu ngi ci ay réformes yoo xam ne pour régulariser secteur bi mais ñu ngi leen di gën a ñaaxaat rek di leen wax ne tamit Sénégal suñu Sénégal la te ñun tamit li ñu ñor rek mooy na ku nekk gis ci boppam ci fi mu nekk ba pare tamit ñu yee nit ñi ci li nga xam ne mën na leen apporter njëriñ lan nga yaakaar ni balaa ñuy tàggatoo war nañ ko def tey jii ngir accident yooyu ñu doon wax ci bi ñuy door wax dëgg neex yàlla mu mën a wàññeeku bu baax a baax bakkan yi rotit mën a wàññeeku bon li ñu gën a mën a def rek mooy continuer di sensibiliser démb gisee naa commissaire central avec son adjoint waxtaan nañ ci benn type de sensibilisation boo xam ne c'est vraiment très intéressant parce que tey li ñu bëgg a def mooy li ngeen fas yéene def suba mais dañ ko bëgg a def encore sur beneen forme créer des barrages yoo xam ne nit ñi bu ñu leen arrêté c'est pas pour laaj leen seen kayit automatiquement pour frustrer leen
mais si barrage yooyu waxtaan ak nit ñi wax leen importance tey lu tax ñu war a am lii wala lu tax ñu war a am lële je pense que loolu tam dina nekk un grand pas. accident yi daal li koy mën a régler leen la rek mooy jàppale jeunes yi ñu mën a am ay kayit am ay formation sensibiliser leen surtout si danger bi nga xam ne moom la ñuy jànkantoole tous les jours. mangoog ñu lay jaajëfal bu baax a baax fàttali tur bi Maguette Gueye la nga sos mbootaay gi ñu duppee Max 2 roues ëllëg nag ngeen fas yéene amal benn bëccëg boo xamante ni li ngeen ci jublu moom mooy ñaax askan wi rawatina ak ñiy jëfandikoo 2 roues yi ñu sàmmonteeg colinuk casque yi waaye tamit sàmmonteeg code de la route bi ñu lay jaajëfal bu baax a baax xibaar yi ñu wéyal ko dem ba diwaanuk Ndar ak mbootaay ga ëmb agent yu santé communautaire ya ñoom nag ña nga doon amal rek ab karawaan di wër diwaanu Ndar di ñaax askan wa ñu jël seen ñaareelu dose ngir mbas mi daal bañ a amaat doole ci réew mi waaye nag yamuñu ca jaaree nañ fa ñoom it wax li nga xamante ni mooy seen i jafe-jafe Ousseynou Diop ca diwaanu Ndar. ndaje la ñu amal ñoom ñi bootu ci union régionale des agents de santé communautaire yi nekk ci diwaanu Ndar la ñu bëgg mooy askan yi gën a toppatoo seen wér-gu-yaram waaye tamit ñu gën a moytu feebar bi nga xamante ni mooy Covid 19. rawatina variant bu bees bii di Omicron. ci mbirum coronavirus ñu yëgal nit ñi di leen woo di leen wax ni coronavirus day rey waaye ñàkk bi nga xamante ni mooy wax coronavirus am na lu ñu ci dégg lu bëri de mais fii ci Sénégal ñàkk bi loragu fi kenn donc ñuy ñaan nit ñi nañu takku laxasaayu. seen ndaje bii ñoom ñi nga xamante ni ñooy agent de santé communautaire yi daan nañu yebbi seen i jafe-jafe yi ñuy dund ci poste de santé yi. l'état du Sénégal. Monsieur le président de la République di ko wax sa njaboot les agents de santé communautaire ñu ngi ci postes yi mais sonn nañu surtout dans les petits postes am bu nekkee au niveau district sax tane na dina xaw a tane as tuut mais dans les postes moom c'est le calvaire quoi xam nga te il y a des mères de famille et des pères de famille yoo xamante ni ñoo fay xëy kon na état bi profité aussi surtout mu jàppale ñu ñoom daan nañu yëkkati kàddu jëmale ko ci nguur gi ngir seen jafe-jafe yi nga xamante ni moom la ñu dund ñu mën ko saafara nee nañu statut agent de santé communautaire yi dañ ko war a xoolaat ngir ñu gën leen mën a insérer ci fonction publique. aussi nous voudrons aussi li ñu gën a soxal moo nekkante ni reconnaissance statut des agents de santé communautaire il faut que ñu utal ñu statut la ñu bëgg ñu recruter tous les agents de santé communautaire ñu instaurer leen dans la fonction publique. ndaje bii nag union régionale d'agents de santé communautaire daan nay dem ci gox-goxaat yi nekk ci diwaan Ndar Géej sensibiliser askan wi ci wàllu feebaru Covid 19 bi ak diabète bi nga xamante ni jamono jile mi ngi lëmbi diwaan bi. koy jaajëfal Seynou Diop parcours 2021 ab xew-xew la nag ci wàllug caada dajale ay artistes fii ci Sénégal solo si mooy fexe rek ba gën a fësal Ndakaaru jaarale ko ci wàllug caada moo xam lépp lu laaleeg exposition vernissage ay rek kon mbirum art ñi ko amal nag di ay artistes yoo xamante ni dañoo joxante loxo ñu ne nag dañ ci jublu itam gën a jëmmal gox yi kon mu mel ni loolu it mën nañ ko amal ci biir gox yi mu nekk loo xamante ne daal daanu ko wéyal fileeki weer lay doon ñu ànd ci ak Ibou Diouf demoon na fële ca Villa des Arts ngir teewe ji benn exposition Gervais Yawo ci caméra bi. lii di firndeel ak i fësal leen loo xamante ne ab exposition loolee aju ci li ñu dubbee parcours atum ren ji ñuy màggal fukki at yi xew-xew bi la am loolu rek di firndeel ne mën nañ fësal li nga xamante ne mën na amal suñu askan njëriñ. parcours mu ngi juddu ci xalaat ñaari nit yu daje ñoo xam ne ay acteurs lañ kenn ki di commissaire d'exposition Koyoko keneen ki di Maodo Petroni ci ñoom seen i waxtaan ñu am xalaat ni est-ce que ñun laajul ñi nga xam ne ñu ngi yëngu ci cosaan ak aada ci art visuel ñu di dajaloo pour que xool nan la ñuy tege benn programme boo xam ne daf ñuy dajale ñun ñëpp léegi nag xalaat boobu moom moo dajale espace d'art yi nga nekk xam ne dañ nekk fi yëpp. loolee la ñu bëgg a wane fi nga xamante ne mooy Villa des Arts muy ab bërëb boo xam ne dañ koy jagleel lépp lu aju ci wàllu cosaan ak aada fësal ci tamit art contemporain jamono ji nag xew-xew bi ñu ngi ko fiy dund bu baax a baax. donc ñu wax ci environnement ak li mu laal yëpp xool relation yi nga xam ne war nañ ko am parce que maa ngi koy wax sànq il faut ñun ñu arrivé ñun xool ku ci nekk nga xam li nga moom. nga xam li sa morom moom ba pare nga xam li ñu bokk ñun ñëpp. atum ren ji yemook fukkeelu yoon bi nga xamante ne parcours mu ngi koy am fii ci Ndakaaru nag ñu ne di ko amal lu toll ci juróom-benni bërëb Covid-19 wala mbas mi dafa mel ni nag tax na ba ñi nga xam ne ñooy fentkat yi xaw a niroo liggéey. man sama expo ni ma ko tuddee l'autre défi en parlant de l'environnement kële di wax ci wolof daal ne dëkkandoo waa Mbao dëkkandoo waa Sant Maurice Gueye di wax ce qui nous lie
donc soo xoolee pour man yooyu yëpp dafay daal di nekk benn ma dem kële fekk Cécile Fakourou di wax ci affaire communication par rapport ak réseau yeeg yooyu ñeneen ñi di wax ay université des mutants waa raw matériel donc yooyu yëpp pour man buñ ko dajalee lu am solo la. parcours di màggal fukki at yi nga xamante ne am na ko loolee mu am lu bëri li ci fës ay ndaje ak i souvenir événement bi nag dinañ ko màggal at bu nekk ci weeru décembre moo leen di am lu toll ci fukki fan ak juróom-ñaar buñ ci noppee nag artiste bu nekk da ngay wéyalaat say yëngu-yëngu. mu ngoog ci njeexitalu weeru décembre bi ci la fas yéene jeex exposition yooyu ñu lay jaajëfal Ibou Diouf ñu yegg si ci yéenikaay yeeg lanu xëyee Serigne Saliou Seck lañu ci àndal. dal leen ak jàmb daanaka yéenekaay yi nu xëyandool ñoom ñëpp xëyaat di nu nettali la xewoon démb ca pencum ndaw réew ma di assemblée nationale si du quotidien delloo si ndombal tànku ilimaani jëwriñ di poste premier ministre l'assemblée nationale valide Macky maanaam pencum ndaw réew ma joxaan nan carte blanche njiitu réew mi di président Macky Sall le quotidien assemblée nationale kay delloo si waat na ndombal tànku ilimaani jëwriñ yi léegi nag ci président Macky Sall la des ngir mu tabb ka ko sopp ñu desaat ci assemblée nationale dellu si ci journal bés bi le jour yéenekaay bi ne pencum ndaw réew ma nee na waaw nan delloo si poste premier ministre journal E-Media bi yokku ci ne bile vote li ci doy waar te ñu gis ko ci te bariwul luñ ko ciy gis moo di muy opposition bi di majorité bi ñoo bokk fu nu jëm wala sax ñi ca ëpp neenan waaw ndax nag ñi ëpp ci ñoom li nu xamle moo di mësuñoo ànd ci ñu fiy jële ndombal tànku ilimaani jëwriñ di poste premier ministre ba koy delloo si waat leneen lu ci journal bi wax moo di poste boobee di premier ministre xam nañu ki ko président Macky Sall nara def te nag du kenn ku dul ki nekk ci boppam bopp journal Vox Populi itam la xewoon démb ca pencum ndawi réew ma moo ca nekk yéenekaay bi nee na mbir mi yàggoon na te bëri woon na werante député yi voté nan ko laataa loolee gaa yi fare ci kujje gi xaw nanoo rey président Macky Sall journal L'Info ne dëgg la gaa yi fare woon ci kujje gi naam ne am na ci ñoom ñu ko wote laataa ñu koy def xaw nanoo rey njiitu réew mi di président Macky Sall di ko sànni xeer Déthié Fall ci biir L'Info yéene kaay ne président Macky Sall li mu def dëgg-dëgg moo di lajj di ak tële ak ñàkk mën ndax nag Déthié Fall nee na ministre de la justice nëga ni daaw moo fi taxawoon di naan poste premier ministre dañ ko fi jëlee ndax nag gisatul solo si fanweeri weer gannaaw bi mënul taxawaat ci seen kanam di leen wax naan poste premier ministre dañ koy delloo si ndax nag dafa am solo Déthié Fall ne dëgg-dëgg nag ku waxul ni président Macky Sall ak ñi mu àndal dañoo tële te lajj waxoo li am Déthié Fall yokku ci di xamal ministre de la justice maître Malick Sall di naan ko dama lay yóbbante ci sa njiit di président Macky Sall boo demee xamal ko ni république bi moo ko gën a fort kon nag na bàyyi di ko foowe Déthié Fall ne loolu bettu ko ndax nag gis-gisu njiitu réew mi di président Macky Sall ci boppam moo soriwul ki ko jege lool moom président Macky Sall di ministre de la justice moo nekk ci xët wu njëkku Les Échos journal bi ne maître Malick Sall moom it ci bin koy voteel ab budget coow bari woon na fa député Ndeye Fatou Ndiaye ne Sénégal daal jaaxal na ko ndax nag ñi ni woon coowul Ousmane Sonko ak Adji Sarr nekkul kaa tey ñoo jël coowul mi Sénégal def ko kaa dem sax ba koy solal mbubbum avocat député Cheikh Seck ne dëgg la li mu gis ci Sénégal daal ëlëm na ko te nag Adji Sarr doon koo xoqatal ba noppi violé ko te ba fii ki nu wax ni moo ko def moo ngi wéy di doxi soxlaam le mandat ne bu dee dëgg rek ngeen bëgg a dégg maître Malick Sall di ministre bi yore wàllum yoon dossier Adji Sarr ak Ousmane Sonko ak mbirum trafic passeport diplomatique yi ci boppam la bëggu te yëy yàbbi te nag journal bi nee na ñaari mbir yooyee mbir la yoo xam fii ba fii dara leeragu ca li leer te wóor moo di démb Bougane Gueye Dany gendarmerie tegoon na ko loxo laataa ñu koy bàyyi source aané njiitul gëm sa bopp kay préfet bu Sédhiou la ca joxañ baaraamu tuuma waaye nag ci yéenekaay bi nee na du moom sous préfet bu Diendé la ndax nag moo digle gendarme yi ñu teg ko loxo yi FMI ak Sénégal ca kaw Le Soleil yéenekaay ni njiitu réew mi di président Macky Sall nee na jëflante bi dox ci diggante Sénégal ak FMI tanewul lépp a ngi dox lépp a ngi jaar yoon ba tax président Macky Sall gis ni jëflante boobee dafa gën laas yéenekaay ne moom président Macky Sall sax ay ngëneel rek moo koy xaar ca Union africaine kii jiite coalition Yewwi Askan Wi nekkit coordonnateur bi moo nekk ci xët wu njëkk journal L'Observateur journal Futurs Médias bi ne diggante Khalifa Babacar Sall ak président Macky Sall ba ci déclaration yi mu mujjee def boo moytuwul dina andi xel ñaar ci biir Yewwi Askan Wi te nag politique ñi ko xam dëgg dañu ne bul ni mukk ci lenn wala ci kenn koo xam ne yéen a bokk làng gi enquête yéen kaay ne langu politique gi jamono ji lu fi dugalaat dëgg-dëgg Khalifa Babacar Sall ak Karim Meïssa Wade falan toll te nag yéen kaay bi nee na ca loolee président Macky Sall moo ngi ciy liggéey bu rafet la Pape Doro Gaye def ci étudiant UVS yi doon amal grève bu xiifal Direct News ne Pape Doro Gaye nekk ambassadeur de la paix ci université yi fexe na ba étudiant UVS yi doon amal grève de la faim daal di koy dakkal gannaaw waxtaan yu yaatu yu mu seq ak ñoom ñun ñu dem ci journal Libération xooli la fa nekk yéenekaay bi ne ca LONASE caissière principale bu Grand Dakar moo nekk ci bopp njublang ak leexoor gu doy waar Libération yéenekaay yokku ca ne Ndeye Dieynaba Diallo ci diggante 2018 jàpp 2020
2021 jël na lu toll ci 1 milliard ak lu topp boo jëlee nag caissier yi muy bëgg a lim di Abdoulaye Dioum Awolo Marie Seck ak Soxna Maymuna Sow ñoom dañoo séddoo lu toll ci téeméeri million ci xaalisu CFA comptable bii di Babacar Ndiaye moom bi mu yëgee ni tudd nañ ko ci leexoor ak njublangu ni mel ci la tàmbalee goygoylu ba ni dafa ameep malaise gannaaw ba mu ni nan ko may ay fan ngir mu noppalu ca mujjantal ga mu jël njool mi musique animation wala cinéma léeg-léeg mu jaral laa jël njool mi l'observateur yéene kaay moo ko xamle journal Rue 15 angle corniche bi ne yii ñu leen limal mbir la yoo xam ne jàmm ngi ci waaye leneen a ngi ci te nag ku ci mel ni Wally Ballago Seck Alioune Mbaye Nder Xalima Gadji ba ci Didier Boubs liñ ci jot a dund rek firnde la ci moo xam mbëggeel la wala naqar ba ci sax ay menace de mort li menacé woon na lamb ji amoon juróomi fan ci weeru décembre bi nu weesu CNG jël na ci dogal sunu lamb yéene kaay moo ko wax journal bi ne combat bi doxoon ci diggante Papa Sow ak Siteu CNG nee na mbër mi di Siteu ci ab rallikam dinañ ci dog lu toll ci téeméeri junni ci xaalisu CFA ki koy tëggal te nu jàpp ni moo dóor sabar gi Papa Sow moom CNG daan na ko fukki at ak juróom yoo xam ni du teg tànkam ca lamb ja Gora Sock ak Franc ñoom dañ leen a suspendre sunu lamb yéene kaay yokku ca ne combat Siteu ak Papa Sow sax jàppaan nañ ko ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru janvier Max Mbargane ci biir journal bi mel ni ko naan leen bum jëm kaw ndax ñoom waa Lansar contrat bi doxoon ci seen diggante ak promoteur bi la di Pape Abdou Fall jeex na. Serigne Salif Seck ñu koy jaajëfal bu baax a baax mbokk yi nit sant nañu leen gërëm leen sant ñi fare woon ci machine bi ak ñi jàpp ci xibaar yi ba mu sotti rédaction bi dina fi teewaat ci yeneen jotaayu xibaar ñu leen di ñaanal kenn dalug jàmm te di ko sàkku ci yéen.